comme ni nga ko xamee bi ñu amee benn programme boo xam ne nii dañu bëgg a fexe bi nga xam ni jeunes yi nekk Ngay Dilé dañuy yëngoo ci Ngay Dilé rawatina bi président de la République jëlee benn programme boo xam ne nii dafa nekk ci lutte contre immigration clandestine la ñu gën a yaatal ñun réseau bi ñu doon def ci loolu fexe ba bëgg a jël benn partie ci côté boobu comme ni ñu ko jëlee ci agriculture di def ay forage di def ay ferme agricole lu bëgg itam li jëm ci boulangerie dañu dem ba def benn étude gis ni Ngay Dilé chaque jour dinañu jaay ci li nga xam ni mooy mburu lu war a toll ci 540 et quelques mille nga xam ni année bi 200 et quelques millions danañ ko jaay ci la ñu programmé jël ay village bu ci nekk wala ñaari village yu ci nekk nu yóbbu fa benn boulangerie ça dépend ci dimension bi nga xam ni moom la village bi am loolu nag nu tàmbali woon ko ak ñetti boulangerie yi nga xam ni moom la ñuy réceptionné tey nga xam ni au moins dinañu créer entre 30 et 40 postes d'emploi moo xam ay emploi direct la wala indirect ci ñetti boulangerie yooyu nga xam ni moom la ñu tàmbalee te loolu itam danañu permettre nga xam ni chaque année am na li nga xam ni mooy chiffre d'affaires annuel bi dana war a toll ci 200 et quelques millions dana am 40 et quelques millions yoo xam ni bénéfice la boo xam ni day des ci Ngay Dilé et travailleurs yi koy def aussi ci biir Ngay Dilé la ñuy nekk danañ ci mën a former suñuy xale aussi ba ci secteur boobu nu am ci ñenn ñoo xam ni danañu mën a maîtriser métier moom bu baax a baax. sukkaru koor beneen ay xew-xew yu kii la ñun fi mu toll li ñu danoo jóg pour développer Ngay Dilé Ngay Dilé dañu koo fekk ci am fu nu ko fekk booy fàttaliku 2014 boo dee ñëw boo noppee nga jaar sama bureau budget Ngay Dilé na nga ko fekk ci 45 millions fi mu toll lu bëgg ko yóbbu ci 700 millions francs CFA. léegi loolu nag nu bëgg au moins chaque année nu koy exécuter au moins jusqu'à 75 wala 80%. loolu nag duñu ko jëm lenn ci moo tax boo demee ci suñu budget tey da nga fekk ci ni investissement ëppee na li nga xam ni mooy fonctionnement lu war a toll ci 2%. ndaxte 53% wala 52 et quelques % lépp ci investissement la jëm loolu nag moo tax lii ba nekk benn partie ci li nga xam ni moom la ñu bëgg a investir ci Ngay Dilé. non loolu du ma ci wax xale yi defe naa ni wax nañ ci liñ ci war a wax de toute façon ñun defar kese moo nu yëkkati mooy ni fexe ba viabiliser suñu commune ba nga xam ni des na ko xam ci monde bépp panneaux yooyu ngay gis 5 panneaux la yoo xam ne nii ci sortie bu ci nekk des na ci def benn dina am benn bu nekk Maka Bragué benn bu nekk Balingara benn bu nekk Mbarom Njang Fall ak fi nga xam ni mooy croisement Dagaj ak ci buntu mairie bi fenn benn bu ci nekk dina nekk mu coûté nu nag 14 millions et quelques lépp nga xam ni wuute na ak tableau yi ñuy gis ñooñu nag vraiment ñun Louga suñuy frère lañu yoo xam ne nii dañuy liggéeyandoo ak ñoom moo tax bi ñu ñëwee itam ñun dañu jël Louga problème mu Louga def ko suñu problème boo gisee Louga fi mu toll lii fàkk dëkk dootoo ko fi dégg loolu Ngay Dilé moo ko fi jëlee beneen bee tam mooy ni sunu frères yi nga xam ni dañu allié ak ñoom relation yu baax la ñu am wala boog ñenn ci ñoom par exemple ku mel ne le président conseiller départemental Amadou Mbéri Sylla na ngi waxtaan bu baax comme ay alliés ni ñu war a waxtaanee par exemple ku mel ne Omar Bun Khattab Sylla na ngi waxtaan bu baax a baax ak moom ci naka la ñuy xoolee pour développer Louga même Mamadou Mamoun Diallo vraiment su dul direct it indirectement na ngi waxtaan ay ndawam a ngi ñëw nuy xool naka la ñuy àndee pour développer Louga mais contrairement le maire de la commune de Louga moom chaque jour léegi ma ngi jéem a seet fakkastal nu occasion bu nu njëkk am danañu adressé wu président Macky Sall ni ko bu fekkente ni bëgg na Louga développé am na ay nit ñu capable moo xam ñu nekk ci opposition bi moo xam ñi ma cité na leen fi jël nu ànd ak ñoom liggéey ak Louga mais kii fi nekk vraiment mënut a def dara lu dul jéem a indi problème te looloon heure bu ko jéemee ci ñun du réussir loolu la ñuy digal le président de la République. waa xam nga ci lan la ñu defagun pour Ngay Dilé fi mu toll tey boo duggee ci marché bi li ëpp ci li ñu fiy jaay ci légumes ci fruits maanaam xaal ak yooyu ferme agricole yooyu forage yi Ngay Dilé moo ko def te boo dee xool boo duggee fii ci ginnaaw mën nga koo jëlaale. am na benn machine boo xam ni dafay forer nga xam ni village bu ci nekk bëgg nañu mu am forage boppam bu nu paree itam gis nañu ni li nu am ci naaj doy na sëkk moo tax yi nu jotagu na def yëpp fi mu toll amuñu benn forage boo xam ni fi mu toll dafay fonctionner ak électricité wala groupe électrogène yëpp ci
énergie solaire lay fonctionner tam am na benn capacité boo xam ne nii ndox mu doy sëkk am na fa pour nu développer Nguédiélé tey léegi nii ci suba bind nañu benn lettre le directeur général de l'ONAS pour eaux usées bi nga xam ne dana ko traité teg ko fële fi mu toll tey débloqué nañu plus de 25 millions fexe ba juróomi village wala juróom benn village muy Rité Diaw ak Nguédiélé Kër Sayer ci la ak Xanda Kër Mbaye ak Touba Njàmbur ñoom ñëpp ku fa bëgg a liggéey am foo liggéeyee vraiment loolu ñun ci loolu la nekk pour développer kii moo tax yenn détails yi duñu ci dugg daal mais de toute façon du tey nag ki nga xam ni moo jiite ñëpp muy président de la république na nga koy wax ni bu fekkee ni bëgg Louga dox waa ji mu fi nekk ci commune bi ñu capable ñu mën a yor commune bi ñu déggoo ak population bi bu jëlee Mbéri Sylla déggoo na ak population bi bu jëlee Omar Bun Khattab Sylla déggoo na ak population bi bu jëlee Mamadou Mamoun Diallo déggoo na ak population bi mais Moustapha Diop moom en tant que maire dama koy tudd en personne ak ay conseillers ak ay adjoints toujours di attaquer commune Nguédiélé pour du ñu dem ñooñu pare noonu pour ñoom pour jàmmaarloo ak ñooma ñun fi mu toll vraiment du ñu d'accord yenn yi ak lu nu mën a ànd ak nit loolu di am te looloot bu ko deful dinañu am problème fii ci Louga il faut mu jëlee ko fi teg fi keneen.